waaw asalaamaaleykum mbokki xibaaru Bamba tey nag dañoo demoon fële ci kër honorable député Fanta Sall gannaaw ba nga xamee ne ñim àndal ci liggéey muy staffam beeg militant yëpp daal doon nañ fa daje ngir amal benn jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ngir waxtaan ak ñoom waaye tamit di sant di gërëm ki nga xam ne mooy njiitu réew mi ci tànn bi nga xam ne daal dinañ koy tànnaat seen njiit seen leader di honorable député Fanta Sall ñoom nag comme niñ ko waxee ñi bëggoon bëri nañ waaye bu yàlla defee seen leader ñu daal di koy tabbu loolu du dara lu dul sant yàlla waaye tamit liggéey bu am solo bi nga xam ne daal dina koy liggéey ci dëkk bi waaye tamit fële ci assemblée gannaaw ba nga xam ne daal doon nañ ko dénk li nga xam ne mooy député bi gannaaw loolu tamit daal dinañ woo bu baax ñëpp ñu nekk leader nekk ci gox bi ñu daal di ñëw dajaloo doon benn ñu joxante loxo ngir que Benno Bokk Yaakaar mën a am ndam bu baax ci élection yi donc dañ leen di bàyyi rek ngeen teewlu taataan kàddu yi nga xam ne daal dina ko fay yëkkati ngir ngeen mën a xam dëgg-dëgg lan moo xewoon ci wax jàkkaarloog taskatu xabaar bi nga xam ne ñi nga xam ne ñooy militant ak sympathisant honorable député Fanta Sall ñoo ko daal doon amal. waaw asalaamaaleykum mbokk Koungheul ñu ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ziare kilifa diine kilifa aada yëpp di ziare population du département de Koungheul. man maa ngi tudd Cheikh Ndab Ndiaye nekk chargé de la communication bu honorable député Fanta Sall tey nag lu waral daje bi tey mooy dañu daje def lu ñuy wax point de presse wala conférence de presse ngir delloo njukkal ki nga xam mooy président de la république son excellence monsieur Macky Sall delloo njukkal Benno Bokk Yaakaar au niveau national mais au niveau local c'est-à-dire au niveau du département de Koungheul loolu moo waral tey daje bi. ñu ànd fekk ay kilifa ay jigéen naam nag ñëpp mënuñu wax waaye yaakaar naa ñiy wax ñëpp xalaat bu rafet rek lañ ci am ba tax bëgg leen a jox kàddu waaye képp ku toog ci salle bi wala nga toog fi nga xam ne mbooloo mi ngi fi rek war ngaa mën a yëkkati kàddu tey ci honorable député Fanta Sall yëkkati ko ci Benno Bokk Yaakaar tey bisu tey bi nag bisu Benno Bokk Yaakaar la kon loolu daal la ñuy ubbee njëkk a jox kàddu gi ki nekk sama ndeyjoor muy kilifa di Serigne Ibra Mbaye nekk notable fii ci Koungheul suñ ko joxee kàddu gi boobu dana waxtaan ak département de Koungheul ci waxtaan bi nga xam ne moo gën a rafet kon daal ci gàttal loolu mooy introduction bi sëñ Ibra kon mën nañ la jox kàddu gi nga jublu ci waxtaan bi. aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu mbooloo mu fi teew yëpp di nuyu mboolem département bu Koungheul di leen sant di leen gërëm di ñaan daje bi lépp luñ ci wax yàlla na nekk muy luy jëriñ askan wi yëpp. lépp luñ fi wax rek yàlla nekk muy luy jëriñ askan wi daje bi nag li ko waral mooy comme li ko Cheikh Ndam Ndiaye waxee mooy njukkal président de la république si li nga xam ne moom la ñu defal tànn gi ñu tànnal suñu leader. kon mbir la moo xam ne ñu ngi ko ci sant di ko gërëm di ko rafetlu comme ni ko Cheikh Ndam Ndiaye waxee rek Benno Bokk Yaakaar tey ñoom ñëpp ñoo moom lépp mbir mi seenu mbir la. ñu ngi koy sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di woo ñëpp ci liggéey bi xam ne mbir la moo xam ne mbiram Benno Bokk Yaakaar la kilifa yëpp ku nekk ci département bi ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp ci ñaan ak ci liggéey ndax li ñuy président de la république defal ñun ñoo ko amel njukkal fi ñu toll nii ndax ñi mën koo delloo njukkal ndax ka defal nañu loo xam ne moom lañ bëggoon ñun ñëpp li ñu bëggoon defal nañu ko kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp képp ku fi kilifa nekk ci département bi. ñu ngi lay woo ci ñaan ci liggéey ci sottantiwante xalaat képp kuy kilifa ci turu woowu lay waxee man maa ngi tudd Ibra Mbaye dëkk fii Koungheul Diamaguène kon wax ji lépp lu ci jub rek ci yàlla la mais lu ci dëng rek ci man la xëy na wax ji mënoon naa gën a rafet mais daal ñu ngi bëgg ñëpp teew dimbali ñu ci campagne bii képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bii ñu ngi lay woo képp koo xam ne yaa ngi ci département bi ñu ngi lay woo muy leader bu mu mën a doon tey bis la boo xam ne bisab Benno Bokk Yaakaar la du bisu kenn Macky Sall tey moom lépp moom lañ bëgg a delloo njukkal kon kaddu gi ñu ngi ko yemale foofu di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk jigéen ñi maa ngi leen nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo président Macky Sall di ñëw ci sant ak ngërëm
di sant président Macky Sall di ko gërëm bi ñu tànnalee kilifa gi ñu doon soxla mu tànnal ñu ko moom kilifa gi tànnal nañu kilifa kon ñu ngi sant président di ko gërëm bu baax di remercier honorable député Fanta Sall di ko encourager ci liggéey bi. ñu ngi tàllal mbokku jigéen ñëpp ñu nekk ci département bi ñu ngi lay tàllal loxo di la oo fii ci kër honorable député Fanta Sall di wax ne liggéey bi du liggéeyu honorable député Fanta Sall du liggéeyu kenn nit liggéeyu département bi la liggéeyu commune bi la. ñu ngi oo ñëpp bépp jigéen boo xam ne responsable nga wala ku mën a jàpp ci liggéey bi ibil nañ buntu ñëpp di tàllal ñëpp loxo di oo ñëpp ci delloo njukkal président de la république Macky Sall di ko wan ne ko lim ñu tànnal wax dëgg sawar nañ ci ndax ñëpp a ko soxla woon kon nag dañ ko ciy remercier bu baax a baax di tàllal ñëpp loxo di ñaan ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi ñu gañe ko département bi 100% te xam naa ne loolu bu amee danañ ko gañe 100% incha allah rabbi parce que tànnal nañu kilifa goo xam ne nii ñëpp ko yàkkamti woon ñëpp a ko yàkkamti woon ndax kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàllal ñëpp loxo di leen oo ne tijjil nañ buntu ñëpp képp leader bu nekk ci département bi ci commune bi rek ñu ngi lay tàllal loxo muy jigéen muy góor rawatina nag sama mbokki jigéen ñi ñu ngi leen di wax ne la ibil na ñëpp buntu ci kër honorable député Fanta Sall di leen wan ne liggéey Benno Bokk Yaakaar la liggéey Benno Bokk Yaakaar la képp koo xam ne nag yaa ngi nooyee Benno Bokk Yaakaar rek ñu ngi lay tàllal loxo fii ci kër honorable député Fanta Sall di ñaan ñëpp fekk ñu fi ci jàmm ñu bokk liggéey ci jàmm gañe ci jàmm ak salaam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin awuzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonente bi sant samay ñaari waajur bu baax a baax di nuyu képp ku fi toog di nuyu journalistes yi aussi man maa ngi tudd Assane Diallo nekk responsable des jeunes du département aussi nekk responsable politique dans la commune de Ida Mouride di rafetlu aussi président lu mu def parce que lu ñu yàgg a xaar la mais saa su ne xam nañ ne président du juum ci choix mi peut-être attente bi xawoon na jaxasoo nit ñëpp ku nekk wax nañ mais xam nañ ne le bon choix c'était l'honorable député honorable député Fanta Sall donc di réitérer encore une fois di féliciter encore une fois di encourager encore une fois monsieur le président de la république parce que jàmbaar la coow li lu mu bëri dafa ànd ak sang-froid te xam na ne choix bi fii nii Koungheul yombutoon mais xam na ni ñi koy defaral xam nañ ñu koy liggéeyal man nag li may wax sama mbokk jeunes yi ñun ñëpp nañ am benn unité ñu ànd liggéeyal Benno Bokk Yaakaar nga xam ne le 31 juillet incha allah Benno Bokk Yaakaar gagné fi majorité bu écrasante loolu lañ soxla di woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn ñëpp nañ ñëw autour de l'essentiel parce que président jar na ko parce que ku la defal li desalul dara jàpp naa ñun ñoo war a bokk ndey bokk bàyyi ñu bàyyi xiiroo bi kii fii laa far fee laa far Benno Bokk Yaakaar ku ci far nañ sotti ci bool bi mu fees dool bu ko defee liggéey bi mën a jàll ñun ñëpp ñu xam ne président bëgg na Koungheul président bëgg na région bu Kaffrine maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu jubee ci yàlla la bu dëngee xam ne ci man mu xeebu mii la merci beaucoup. asalaamaaleykum ginnaaw bi ma santee yàlla di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp di nuyu toute la population du département de Koungheul di nuyu honorable député Fanta Sall di nuyu le président de la république man nag en tant que présidente de section féminine Bessoum Gueye maa ngi sant président de la république bu baax le fait que mu tànnalaat ñu honorable député Fanta Sall di ko jaajëfal bu baax ci loolu di ko wax ne ko honorable liggéey na ko fii ci département bu Koungheul dañuy tàllal loxo nag ñëpp di woo jeunesse bi yëpp pour ñu ñëw jàpp ci la liste Benno Bokk Yaakaar ubbil leen ñëpp porte yi di woo ñëpp ñëw jàpp ci parce que ndam li bu amee suñu ndam la ñun ñëpp ndamu département bu Koungheul la ndamu commune bu Koungheul la waaye tamit ndamu président de la république lay doon di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag wasalaam. Voilà, merci beaucoup les journalistes ñu ngi leen di nuyu vraiment xibaaru Bambok ak freeinfo.com ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci opportunité bi ngeen ñu may pour ñu mën a jàllale suñu message ak suñu xibaar yi ñu am donc ñu nuyu le département de Koungheul
li ma ko waxee woon sànq ci sama ndorteel li wax ñu nekk kër honorable député Fanta Sall bi nga xam ne de 2017 en 2022 bi ñu nekk ni tey moo nekkoon ci premier mandat muy députation mu nekkoon ci li nga xam moo Benno Bokk Yaakaar tey kon bu ñu toogee fii en tant que chargé de la communication war nañ ci mën a wax su ma naataango yi wax nañ ci wax ju am solo dañuy ñëwaat rek parce que tubaab dafay faral di wax ne la répétition est pédagogique moo tax dañuy ñëwaat rek bamtuwaat yenn kàddu yi li ñu njëkk a bamtu nag mooy rafetlu président de la république son excellence monsieur Macky Sall li mu def moom it 2012 la toog ci ki nga xam ne mooy état du Sénégal ba léegi muy liggéey ngir la population du Sénégal ci liggéey boobu mu ànd ci ak ay nit ci localité yëpp les 14 régions du Sénégal les 46 départements ak communes yi nekk fii 500 et quelques communes ci Sénégal tey département de Koungheul bokk ci nekk département phare dans la région de Kaffrine ci département de Koungheul ñu am ci jigéen mu tudd honorable député Fanta Sall jigéen jooju nag liggéey bi mu doon def kenn du ko nattable wax nañ ko ne moom lañ doon xaar ñu tànn ko yàlla dogal président de la république confiance bi mu am ci honorable député Fanta Sall mu jëlaat ko renouveler ko waat sa confiance ne ko yow liggéey bi nga ma doon liggéeyal ci 5 ans yi nga fi def doy na ma ba gis naa ne war nga ma mën a amalaat beneen mandat bu war a jugee 2022 dem ba 2027 muy 5 ans encore tànn boobu mu tànn honorable député Fanta Sall nag tout Koungheul est content Koungheul yëpp ci kontaan kon wax dëgg yàlla président ñu ngi lay delloo njukkal président Macky Sall di delloo njukkal Benno Bokk Yaakaar au niveau national fu leader mënta nekk ci Benno Bokk Yaakaar rawatina la mouvance présidentielle les partis alliés parce que Benno Bokk Yaakaar dafa nekk une société en miniature en politique kon ñu ngi sant les partis alliés yi nekk département de Koungheul ci biir commune Koungheul fu ñu mënta nekk ak boor boo mënta nekk ñu ngi lay sant di sant tous les leaders du département honorable député nee na le choix du président de la république daf ko def un choix pour les leaders du département de Koungheul sans exception nee na lii nekk na loo xam ne bu mu koy wut wala bu koy bëgg ko woon pour moom mais da ko bëggoon pour les leaders du département de Koungheul kon bu président ñëwee def lii dafay jël le choix là delloo ko tous les leaders du département sans exception góor jigéen mag ak ndaw kon loolu nekk na loo xam ne lu am solo la bu ñu ko yàlla defalee nag honorable jël ko delloo ko leader yi nag commune Koungheul xam nañ ko ku fi leader xam nañ ko ku fi du leader xam nañ ko ñi fi nekk leader ñëpp nag li ñu def tey nii ñëpp lañ ci boole amul xajj amul seen ndax la discipline de parti moom lay incarner élection locale yi bi ko président ne defal ma lii da koo def élection député bi mu ñëwee président ne ko tànn naa la kon mu jël loolu delloo ko les leaders du département de Koungheul delloo ko les personnes de bonne volonté delloo ko kilifa yi comme ni ko sëñ Ibrahima Mbaye waxee delloo ko la jeunesse comme ni ko Assana waxee delloo ko la jeunesse féminine comme ni ko Bessoum Gueye waxee delloo ko les dames comme ni ko Ami Diop Gueye waxee kon delloo na ko la population du département de Koungheul. honorable nee na elle est la candidate de Benno Bokk Yaakaar mu ànd ci ak naataangoom boo xam ne tey yàlla mooy dogal tubaab dafay war a faral di wax ne chacun à son tour chez le coiffeur ku nekk am na sa bis bu ngay watoo boo toogee keneen day jóg yàlla mooy tànn yàlla boole koog Mohamed Dieng ñu tànn leen ñoom ñaar couple leen fii ci département de Koungheul kon dafay jàpp ne Benno Bokk Yaakaar la ñu tànn kon choix boobu honorable daf ko nangu te nee na tey bu fekkoon tànnoon nañ keneen ku dul moom elle va soutenir la liste de Benno Bokk Yaakaar quitte à ce que mu xaaraat wàllam ndax honorable wax nañu ko waxati bu ñu tànnee keneen ku dul man ci département bi ma continuer ànd ak liggéey président Macky Sall te xam ne li ma war a am dinaa ko am bu soobee yàlla kon bu yàlla dogalee ñu tànn ko tey dafay jël mbir mi delloo ko yaayam yi delloo ko bàjjanam yi delloo ko nijaayam yi delloo ko rakkam yi delloo ko am di jàmmam yi delloo ko fameem delloo ko jeunesse bi surtout ak les femmes kon honorable ngàcce nga alama li ci des nag la balle est dans notre camp surtout nag particulièrement aux leaders du département c'est le président de la République qui a besoin de ce mandat c'est pas honorable député Fanta Sall c'est vrai que mi ngi doon liggéey di def ay réalisations pour jàppale askan département bi mais pour nga gouverner réew mi dafa laaj assemblée nationale président dafa soxla majorité écrasante au niveau de l'assemblée nationale chacun war na mën a apporter
sa pierre à la construction de l'édifice départemental ndax président Macky Sall deselu département de Koungheul dara poste boo yaakaar rek ci Sénégal am na fi te jeexagul kon ñu ngi ñaan leader yi surtout leader yëpp sans exception ñu ngi leen di woo ñu jàppale seen doom jàppale seen rak jàppale seen jarbaat te xam ne kat député la de te ku nekk la nga yor yéene na la ko ku nekk la nga yor bëgg na nga am ko ku nekk loobu nekk bëgg na mu réussir kon loolu nekk na loo xam ne vraiment lu am solo la kon ci gàttal ñi ngi woo tous les leaders la jeunesse de quelque bord que ce soit fu ñu mënta nekk di mbokk woo nag si mbokk internet yi ñi nekk ci WhatsApp yi ñëpp ñu ngi leen di woo te xam ne kii ndaw la muy ndaw buy liggéeyal askanu département de Koungheul kon wax ji mooy loolu ñu ngi sant ñëpp pour l'instant fa laay yem su ngeen amee ay laaj dinañ ci ñëw tontu leen ci di sant public bi nekk suñu gannaaw ndax ñii ñooy ànd ak honorable di liggéey ak moom tey dañu yaatal ubbi kër gi fii lenn amu fi xëccoo amu fi xiroo amu fi ñaaya amu fi politique rek moo fi am la politique de développement ak Fanta Sall kon ñu ngi woo ñëpp ku jóg ñëwal pré campagne campagne lu ñu am ñu bokk kook nit ñi ndax intérêt département de Koungheul. ok donc yaakaar naa question boobu boo ma ko laajee dina sawar tontu ci bay toog wax naa fi sànq ne yàlla day yekkale rek ku si nekk sa cër bu ñëwee dana la yekkal loolu mooy li ma njëkk wax mooy gëm yàlla rek nangu dogalu yàlla buñ ko jiitelee coono du am président ñëw ne tànn naa waaye jigéen jii fi nekkoon si juróomi at yi moom laa tànn le président de la République c'est la personne la plus informée dans ce Sénégal ku ko gën a am information amul kon bu tànnee honorable député Fanta Sall ci kanamu ay ñeneen du doole ji honorable am waaye xañ ne yàlla lu mu ko cëralee la ñuy ñaan ñooñu honorable ni mu ko waxee ne bu leen tànnoon ma ànd ak ñoom. ngeen jëf donc loolu lañ jëlee woon fële ci kër honorable député Fanta Sall gannaaw ba nga xamee ne seen militant am yeeg sympathisant am yi ak membre staff am yëpp daal doon nañ fay dajee ngir sant président ci tabb gi nga ko tabaar waaye tamit ngir waajal li nga xam ne mooy élection législative yi ñoom nag boo déggee seen kàddu liñ fas yéene mooy amal ndam bu rafet ki nga xam ne mooy njiitu réew mi ngir ko mu mën a amalaat majorité foofu ci assemblée ngir mën a wéyal li nga xam ne mooy liggéeyam donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf.